King FM Midi Culture, asalaamaaleykum. Midi Culture. rakki njiitu réewum Sénégal di Aliou Sall tuddati nañ ko ci ak léexóor waa BBC ñoo fesal ko napp documentaire bul firndeel ni kon Aliou Sall jot na lu toll ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn million ci xaalisu CFA ci waa kon Trust Offshore ay avocat nag weddi nañ ko ba noppi ne dinañ porter plainte waa BBC Serigne Moustapha Sy maire bu Fuuta la def jëm ci El Hadji Issa Sall gannaaw kon ba mu demee fekke ci dialogue national bi njiitul Moustar Sidini wala Moustapha Sidaat yi daal di ci yokk ci ne kon loolee mën na caa jële ay daan di ngeen dégg ay kàddoom ci biir Midi Culture gannaaw ñaawteef yu bëri nuy teg ci kaw jigéen ñi ba taxoon kon ñu doon sàkku ñu daal di criminaliser mbir mu ni mel njiitu réewum Sénégal di président Macky Sall jël na dogal bu ni mel ba noppeet wax kon jëwriñ ji sàlloo wàllum yoon di ministre de la justice ngir mu yóbbu loi bu ni mel ca pencum ndaw réew ma reportage bi tey korité bi jub si lañ ko daal di jagleele ak marché beek na mu soppee xar kanam rawatina jigéen ñekk lan cee jëfandikoo li mbokk ak leneen buñ ci noppee dinañ ci boole yeneen i ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan mu nar caa gën a fës kon Titi mi génne album bu yees Amidou Anne mi génne kon ab livre bu muy lañ bëte jaar-jaari wu Amadou Makhtar Mbow waaye itam taxaw seetlu ci ouvrage bi wax Aboul Abbas Ahmed Tidiane yi daaneele gan gi buñ ko faram-fàccee ba noppi Midi Culture day buur ñu ñaanalante Daouda Gueye moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck ak Kati Ndiaye ngeen ci àndal ñu am ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram fàcceel Kati Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck di nuyu mbokk auditeurs yi internet ci ñuy suivre. mi ngi noonu nañ leen ko waxee ca bopp ba rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi mu di kon mbirum leexoor gi nu tuddati Aliou Sall. 146 millions ci suñuy koppar nag la ñu daal di xamle ni moom la ñu jox kii di Aliou Sall ñi ko jox rek ñoom ñoo di Trust Offshore ba tax na rek ci ab documentaire bu ñu réalisé ca télé bi di BBC nag la ñu ko daal di xamle ñii di avocat wu kii di rak njiite réew mi Macky Sall nag di xamle ne rek dinañ daal di porter plainte ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa BBC nañ ci teewlu Kumba Ba. donte nit Timis Corporation bokkatul ci ñuy exploité gaz bu Sénégal am na ay révélation jëm ci wàllu fraude yu génn wax ne société bi dafa taxewaat ci ay scandale ak yu ne mel ab enquête nag boo xam ne ki ko def ab taskatu xibaar la bu jigéen bu nekk ci télévision bi di BBC muy wuyoo ci Mayeni Jones moom dafa xamle ni am na ab email bu ñu yónnee Trust Offshore te nga xam ne ki ko moom mooy Frank Timis boo xam ni mbirum ñaari téeméer ak juróom fukki junniy dollar boo ko xaymaa ci sunu koppar mu toll ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn million ñu ne moom la doon versé ngir jot ci contrat yooyu xaalis boobu nag documentaire bi di xamle ne demul woon ci poosu nguuru Sénégal waaye it ab société privée lañ ko doon jox société bi di wuyoo ci Agritrans te nee nañ ki ko moom mooy rakku njiitu réew mi di Aliou Sall bu ñu sukkandikoo ci ab expert xam-xamam màcc jëm ci wàllu fraude corruption maanaam wàllu guerre te ki ko interroger di taskatu xibaar bi ba léegi nee na Aliou Sall bu fekkente ne citoyen kese la amul droit di jël ay taxes yoo xamante ni bi état bi lañ ko waroon jox te it mbir yu ni mel mënuñu ko tuddee neneen lu dul rek wàllu corruption di wàllu guerre loolu la xamle avocat yu Aliou Sall nekkit jege ñaale meeru Géejawaay bi ñoom xamle nañ ni ab communiqué lañu génnee fas yéene nañ ci toftal ab plainte jëm ci télévision bi di BBC dinañu génnee nee nañ it ay preuve yuy wane ni lii chaîne télé bi wax dara amu ci avocat yu Frank Timis ñoom it weddi ba mu set lañu def mbir mu ni mel ñuy xamle ni benn xaalis jógewul ci Timis Corporation jëm ci Agritrans. Kumba Ba ngërëm ñeel na la dañuy wax ci leneen rawatina ci parti bile du PUR mu mel ni kon nag ñàkk a déggoo am na ci seen biir. Serigne Moustapha Sy rek comme nga ko waxee rek ci tàmbali gi nag daal di nay maire ba Fuuta yëkkati ay kàddu rek daal di koy jëmale ci ki nga xamante ne moom moo di Issa Sall ndax jàpp na ni yëkkut benn yoon ni dafa daal di dem teewee lii di dialogue national bile ba tax na rek muy daal di xamal ñi nga xamante ne ñoom ñoo di taalibe yeeg militantu PUR ni rek ay daan nag dinañ ko daal di teg nag ca mbir moomule nanu daal di teewlu ay kàddu Serigne Moustapha Sy. wax ne amul dara loo xam ni rek dañ koy def nii pour wut ci lii wala bëgg lii wa déedéet dañu am kilifa te kilifa bi sax may nañu ci boppam ñuy discuter ak moom waaye am na foo xam ne buñ fa yeggee nag dootuñu seqi tànk la mu wax rek loolu la ñuy def et puis c'est tout waaw ba tax na ko nag loolu laa bëggoon mu leer ci affaire PUR góor gi mooy yóbbante wax ni wal layli ida yaghsha ca ngeen toll waaye gis naa ni rythme bi rythme wan nahaari ida tajalla la te yeggagu leen ca waaw bu ko defee kon nag ku nekk nag interprète na ku ne wax na ku ne dugg na fii ku ne génne na fee gis naa ni sax Issa Sall dem na mu ngay participer ci dialogue national bi mais jógewul ci man waaw
ma wax leen ko ngeen xam ko pour bu may jël ay dispositions ëllëg ku may punir nga xam ni sa affaire la waaw parce que il n'est ni secrétaire général du parti ni le président du parti waaw coordonnateur national rek la waaw ba tax na kon nag yéen ñi nga xam ni yéenay déglu te nekk ci terrain bi ngeen jàpp lool. mi ngi noonu kon nekkoon kàddu yi Serigne Moustapha Sy dañuy wax kon ci njiitul conseil économique social et environnemental mi door ni ki tey. moom nag daal di nay ñëwaat ci li nga xamante ne rek moom moo di lii di cérémonie de passation bi nga xamante ni doxul ci digganteem ak Aminata Tall ba tax na rek kii di Mimi Touré daal di xam ne ni lii di nguur gi nag moom dafay daal di wëyal rek ba tax rek muy daal di félicité ki nga xamante ni moom moo di Aminata Tall ci juróom benn at yi nga xamante ne nekkoon na ko ca bopp conseil économique social et environnemental ki nga xamante ne rek moom moo di présidente bu bees bu conseil économique social et environnemental daal dinay jël service ni ki tey jii ci fukki waxtu ak benn ci suba. mi ngi noonu kon ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróom-benni simili. Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. ñaawteef yi nii teg ci kaw jigéen ñi ba tey kon taxetu ñuy wéy di sàkku ngir ñu daal di criminaliser mbir mu ni mel. ci ñooñu rek kii di ancienne animatrice bu émission Ndiagama daal dinay dellusiwaat ci métital li nga xamante ni jamono ji nemmeeku nañu ko ci réew mi jëm nag ci jigéen ñi moom it nekk présidente bu réseau Rafet nag daal dinay invité ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di waa assemblée nationale ngir ñu criminaliser li nga xamante ne rek moom moo di métital yooyu lay ñuy teg ci kaw jigéen ñi noonu daal di teewlu présidente bu Rafet di Adja Khadissi. jigéen tey bu ñu nee garab société bi garab la ma ne banqaas bi mooy jigéen kon kooku te mu nekk ku faible mu nekk koo xam ne dañ ko war a sàmm dañ ko war a yiir dañ ko war a aar bu ñu gisee ñu koy méttital loolu day daal di nekk lu métti ci ñun xam naa yi tamit lu nekk ci góor ñi parce que le genre waruñu def ne jigéen ne góor ndax ñun seeni jigéen lañ góor ñi ñoo ñu war a sàmm góor ñi ñoo ñu war a protéger waaye ñoo li Adja Degen Chimère daan wax bu yàlla na ko yàlla yërëm ngeen baal ma ci kàddu yi waaw bu tubay dee lekk taat waaw fan la nit jëm tubay ji nga sol ki la war a sàmm ki la war a protéger bu demee ba lay agressé bu demee ba lay gaañ kooku kon nag taxaw jot na gëstu xoolaat yaraat éduqué waat sensibiliser waat wax ak nit ñi ndax nag yaakaar naa ne tey dañu war a agir ci jeunesse bi ndogal bi ñu war a njëkk a jël mu nekk mesure yoo xam ne moom lu ñu war a taxaw la kenn waru cee hésiter mooy d'abord c'est de criminaliser le viol ndax ba tey jii booy xool ci at yi ñu toll on est en 2019 ngay seet ne au Sénégal mu ngi xew un peu partout fu nekk yaa ngi ko fay dégg te ba tey nekkagul un crime loolu moom lu war a tax ñun ñu jóg la takku taxaw ànd muy jigéen ak góor mag ak ndaw ñu fexe ba loolu nag loolu dama ci interpellé waa Assemblée nationale. mi ngi noonu kon nekkoon kàddu ya Adja Khadissi mu mel ni kon mbir mi ñu doon saako mujjee na antu ndax kii di njiité réew mi Macky Sall daal dinay wax rek kii di ministre de la justice ngir rek ñu présenter ab projet de loi nag jëm rek ci li nga xamante ni moom moo di conseil des ministres yi nga xamante ne moom la ñuy daal di waajal waaye itamit dinañ ko daal di soumettre foofule ca assemblée nationale. mi ngi noonu dañuy woyal wax ci korité gi nga xam si jub si na taxit suñu mbokki xaadri di ko ama ñenn ci ñoom kon di ko amale ca Nimzaat ga ca Mauritanie waaye kon ay jafe-jafe la ñuy am jamono ji ca diwaanu Rosso ca yoon wa rek la ñu daal di gën a amee ay jafe-jafe ndaxte rek bu ñu nekkee ci woto yi dañuy daal di fanaan rek ca frontière ba doon nag lu métti ci ñoom waaye itamit di jur rek li nga xamante ne moom moo di meru ñi nga xamante ne ñoom ñoo di chauffeur si nañu daal di déglu réaction wu ñi nga xamante ni ñoom ñoo di pèlerin yi. xanaa dem ziyaare ji suñu sëriñ suñu sang Cheikh na Cheikh Saad bu borom Nimzaat ak Salihina rek moo ñu tax a jóg. ñu ngi quitté Mbour vendredi ay 1h du matin egsi fii ay 6h ñu ngi nii ba tey di doog a pour préparer nii pour jéggi mais Cheikh na Cheikh Saad bu jaral nañu lu ëpp loolu. bu ñëwee Rosso amul fii dama fi am mbokk amul sama ndijaay fi ne amul kii bu ñëwee ñëpp rang mais yow da ngay rang dem ba léegi kenn jógee Dakar léegi ñëw lijjante ñu jaarale ko ci mbedd yi génn mu dugg man démb ci suba lañ ñëwoon démb ci suba ba léegi. ñuy jógee Dakar ñuy jógee Saint-Louis bu gën a jege yaa ma dégg ñuy jógee Kaolack donc du fekkee ñoom dañoo toog ba tey ñëw pour jéggi suñu kaw wala ñu jël si ñoom 10 jël si ñu 10 ñun du mën dem ndax nombre bi bokkul déjà ñun suñu nombre 3 fois plus supérieur que leur nombre donc duñu jëlee ci ñoom 10 jël ci ñun 10 kon waa Nimzaat dana am ñoo xam daan toog Rosso te duñu julli ji donc c'est possible nu waroon ko moo laaj ci Cheikh Abdoulaye Sène mu ni depuis CRD bi la ñu waxtaanee loolu ma ne ko kon da ngeen def erreur parce que dans les normes comme que distance yi bokkul nombre bi bokkul donc waruñu jël ji waru yem war nañu jël fii 5 jël ci ñun 10 moo doon yoon mais duñu bëggee jëlandoo fu ne 10 kon ñun ñu jógoon Dakar am fi 48 heures donc on risque de passer la Korité ici à Rosso. depuis vendredi ba tey wax dëgg yàlla war nañ see mën a dimbale ndax ñun amuñu lu lii rek la ñu am ndax yoon bi métti na gaa ñi yor xale
di tàncante si biir oto yi di gën a rafet mooy bu ñaan yàlla rek pour bu déwénee rek incha allah rek Cheikh na gën ñu koo yombalal rek ñu waxtaan si bu baax rek xam nga rek dafa lépp mu doon benn. nekkoon xalaatu ko ñenn ci askan wi kon di utali foofee ca Nimzaat nekk ca Mauritanie doon àddoo ci micro su naataango yu Dakaractu dañuy wëyal kon wax ci mbir moomee ba tey mu mel ni tamit commissariat spécial ba daal nañ ciy jël ay dogal. jël nañ ci ay dogal rek ngir daal di mën a gën a sécuriser ñi ñëw foofule ngir rek amal foofule seen pèlerinage ca Nimzaat nekk ca Mauritanie bu nu sukkandikoo rek ca commandant Ngom mi ngi xam le rek ne loolee ab innovation gu ñu def ci at mi la ngir rek daal di xeex li nga xamante ne moom mooy di càcc ga ñi nemmeeku foofu nu teewlu adjudant Ngor Faye commandant de la brigade spéciale bu Rosso. édition ren bi moom am na lu bees li mooy am nañ fi benn vedette yaakaar naa vedette gaal lañ koy wax ci wolof parce que mais am nañ fi benn gaal boo xam ne nii dafay patrouiller tout le long du fleuve loolu yëpp pour sécuriser nit ñi ñiy dem ak ñiy ñëw donc parce que am na ay passages non officiels yoo xamante ne gi nit mën na fa jaar pour dem Mauritanie wala mu jóge Mauritanie dugg au Sénégal donc passage yooyu vedette boobu moom moo koy contrôler donc day taal donc il y a des éléments à bord yoo xam ne nii de temps en temps day dem ci poste non officiels yooyu gaal yi ñu fay fekk yoo xam ne ni dañuy bugg a dem Mauritanie les personnes à bord sont contrôlées bu fekkee aussi dafa jógee de l'autre côté de la Mauritanie dañ leen di rencontrer en milieu de fleuve contrôler leen pour xam kan moo war a dugg Sénégal ak ku ci war a dugg. il y a beaucoup de compatriotes yoo xam ne ni ils font l'objet d'une opposition de sortie ñooñu ñun dañ koy am ci suñu base de données si toutefois cette personne maintenant tente pour jaar fii pour génn automatiquement dañ koy interpeller buñ ko interpeller donc ñu dañ koy remettre service compétent bi nga xam ne moom moo émettroon donc opposition de sortie bi. édition ren bi je touche du bois. donc amagul benn incident. mi ngi noonu kon dañuy yegg seeg yéen mbokk yi ci reportage bi nu jagleele koor geek korite geek li ci jëm mu mel ni itam marché yi soppi nañu xar kanam waaye nag ci jigéen ñi rek la ñu daal di jëm ci wàllu mèche yeeg greffage yeeg perruque yi fi mu nekk nii la rek ku nekk dafay daal di tànn ba ko neex waaye rek li nga xamante ni moom moo di cheveux naturels yi rek gis nañ ni ñoomee loolu la ñu daal di gën a bëgg donte rek prix yi nag dafay daal di gën a yokk tax sax ñuy daal di bokk ci ay natt ngir mën a am lii di cheveux naturels ñii di commerçant yi tamit fi mu nekk ñi ngi xaarandi rek clients yi daal di gën a yokk nanu teewlu reportage Oumou Athie. marché Tilène fa ñuy jaayee mèche perruque ak greffage place su Abdoulahat mu chargé ko ba mu fees waaye clients yi taxagu koo bëri. man greffage laay jaay ak mèche waaw ay xeef ak affaire yooyu quoi. instant bi affaire yi commencé na ndànk quoi mais par rapport ak bu njëkk quoi. bu njëkk moom heure bi daana fekk marché bi day xat kenn du fi mën a dugg mais xam nga rek léegi dëkk bi neex. Serigne Modou moom it di jaaykat di xamle ne mèche yi la soxna yi gën a taamu ci période korité. instant yi mèche moom mooy gën a dox bu dee korité mèche mooy gën a dox mèche ak greffage moo gën a dox mais mèche moom mooy gën a dem mèche mooy gën a dem parce que maanaam ni ma la ko mën a waxee jigéen ñi dañuy am temps pour toog lépp xam nga maanaam bu doon prêt kii tabaski maanaam greffage mooy gën a dox mais bu dee correcté moom mèche ñooy gën a dox. njëkk yi ute tax ba jigéen ñu bëri di def bëccëg greffage yi suñu sukkandikoo ci Abdoulahat. prix 15 000 la commencé ba 50 000 ça dépend daal. am na ñoo xamante ne bu yàgg lañ commencé di doon joxe ay 5 000 10 000 ba keroog muy mat bu matee ñu ñëw jël seen perruque am na ñoo xam ne noonu la ñuy def quoi. mèche greffage wala perruque tànn sa bu la neex la pour soxna yi koy jëfandikoo commerçant yi di xaar bu baax jëndkat yi. Umu Hakim waa ci cant ak ngërëm ñeel na la midi moo jot ba tegal fukki simili ak ñett. bàkk boobee kon xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou nuyukat yi ak auditeurs yu King FM. maa ngi lay fay bu baax Kumba dañu koy tàmbali foofule ca Soudan ñii di militaires yi nag fi mu nekk nii dañuy daal di jëfandikoo seenub doole rek ngir daal di mën a tas lii di sitting yi. conseil des militaires kon moom moo doon jéem a tas li nga xam ne moom mooy sitting di toogaayu ñaxtu bi nga xam ne askan wa ñoom ñoo ko doon amal jàppante yu métti nag moom moo fa am ci suba sa tey jii ñi nga xam ne ñoom ñooy way takku der ya dañoo dugg ci biir way manifester ya jaxasoog ñoom mbir mi indi daal ak pëccëxoo boo xamante ni bi mu metti la te it
soldats sa ay bal réel lañ doon tiire kon di ay balu fetel yoo xam ne yu dëggantaan la ci kaw manifesté ya di leen dóor it ay dóor yu metti ba jamono ji ñu ci bëri daal dinañ ci jëlee ay gaañu-gaañu ña nga leen rawale ca hôpital yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca gox ba te it ñi tant yi ñu fa defoon di ci toog di amal yooyu toogaayu ñaxtu jamono ji yenn yi dañ koo yàq yenn yi nag ñu daal di koy taal am na sax ay doomu aadama yu ci jot a ñàkk seen bakken. ñu dem foofule ca Algérie fi mu nekk nii la rek gis nañ ni seen constitution bi nag dafa daal di vide. ku moyuwul élection présidentielle di élection palug njiitum réew bi ñu namoon amal ñeenti fan ci weeru juillet bi ñu dëkkmal ku moyuwul du am scrutin ba nga xam ne moom moo waroon tax ba ñu tànn ki nar a wuutu Abdelaziz Bouteflika jamono ji jafe na ñu amal ko fa bu ñu sukkandikoo ci kàddu ya conseil constitutionnel ba mi nga xam ne mu ngi ko xamle démb ci dimanche ji kon Algérie dafay daal di dugg ci période bu ñu dippee vide constitutionnel te it looloo tax ba nee nañu ay négociation mënta ñàkk ci wàllu politique pexe amul kon il faut ñu toog waxtaan ut ay solution lu ko mooy bu ñu eggee ci ndorteelu weeru juillet kon li nga xam ne moom mooy période d'intérim bi dafay daal di jeex te kon dëkk ba élection bu fa amul dafay tekki ni amatuñu njiitu réew. Kumba ñu jeexale foofule ca Royaume-Uni kii di Trump nag dafa war a ñëw nag bu ñenn ñi kontaanee ñeneen ñi ñoom jàpp nañ ne moom moomu la waru faa ñëw. visite officielle kon bu njiital réew Amérique moom Donald Trump foofee ca Royaume-Uni mu fas yéene ko tàmbali tey ci altine ji ñetti fan. njiital réew Amérique nag moom kontaan na ci boobule ngan waaye askan wa ñoom dañ cee jaxasoo ñii ne kontaan nañ ñii ne kontaanuñu ki nga xam ne moom mooy reine Elisabeth II nag moom moo ko fas yéene dalal visite boo xam ne ñetti fan la fa war a am bés bu njëkk bi di tey ji kon ay xumbiteek ay cérémonie yu ne mel yooyu lañ fa fas yéene amal ndax moom njiital réew Amérique moom moo ko sàkku woon ne bu ñëwee noonu la bëgg mu demee kon visite boo xamante ni bi nee na lu mbégte bu rëy la ci am moom Donald Trump donte ne askan wa am na ci ñoo xamante ni banque seeni loxo ne dañuy saboté li nga xam ne moom mooy ngan nga loolu lañ fas yéene amal Kati Ndiaye fii lañuy yem ci xibaaru biti réew yi. Kumba Ba mënoon nga cee boole kon waa Mali gi korité tey ñu dem xooli tàggat yaram. Tout de suite, le sport. Now, sports. mi ngi noonu kon bàkk boobee xibaaru tàggat yaram yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Dissa Prera ngir faram-fàcce gi Dissa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou. ñu tàmbali ko ak coupe de la ligue jàmbaar daal dinay dóor génération foot. waaw coupe de la ligue démb la woon jàmbaar nag moom moo yëg première division start time année prochaine moom nag moo daal di jël li nga xam ne mooy coupe de la ligue moom nag mu ngi dóor ki nga xam ne mooy génération foot 2-1 luñu score bi nag il faut dire que à la mi-temps 1 but partout la woon te ñaari but yëpp sax équipe bu ci nekk par penalty nga ko dugalee ci deuxième mi-temps bi le joueur yi Boubacar Gadiaga yi daal di def benn effort juste bu ñu commencé deuxième mi-temps bi pour dugal seen deuxième but bi tax ñu gagné final boobu pour loolu ñu déglu Boubacar Gadiaga mu ñëwaat ci explication wu seen victoire boobee. alhamdulilah ndax vraiment li ñu daj ñaari at yëpp dafa liggéey bu métti la woon ay xale yu ndaw groupe bi gën a nekk mag gën a nekk ay xale ñu yéeg première division ba noppi nag am final mel ni contre équipe boo xamante ne vraiment moo mun Sénégal dañ koy wax Crosswood nekk njool mi génération moo mun Sénégal parce que mooy champion avec la manière tey dañ ko dóor parce que xëy na ñoo la ëpp chance mais match bi c'est des matchs équilibrés mais nag yàlla def na sutura ba ñu gagné dañ koy sant yàlla di ñaan yàlla tamit ndam li jig ñu mais que vraiment c'est un travail de groupe c'est un travail de toute une équipe des personnels de Jambar, des coachs et tous ceux qui sont autour de nous. Je pense qu'aujourd'hui c'est une récompense de notre travail sur 2 ans. Machallah, alhamdulillah. Boubacar Gadiaga moo nekk noonu moom mooy finaliste victorieuse bu nga xam ne mooy coupe de la ligue moom nag mu ngi doon expliquer nan la ñu def ba en fait gagné final boobu. Demba Mbaye moom tamit moom génération foot la nekk moom mooy seen entraîneur moom moo gagné sax championnat local bi waaye démb nekk dañoo lajj face à ki nga xam ne mooy promu bu L1 bu bees bi di jàmbaar Demba Mbaye nag moom nee na joueur mi xëy na dañ leen surexploité saison bi dañu sonn moo tax tey amoon nañu envie bi sax. waaye mental bi ak doole ji nekk foon ñu teewlu ay kàddoom ci suñu micro. La meilleure équipe a gagné. Je crois qu'aujourd'hui tey nag équipe bi mën tey moom moo gagné équipe bi gënoon am envie tey moom moo jël coupe bi te tey jàmbaar la woon sama groupe bi nag ñoom dañoo sonn donte bëggoon nañu gagné coupe bi waaye physiquement tamit il faut dire que dañ leen exploité lu bare at mi donc dinañu analyser match bi nag xool ban suite la ñuy am waaye nag tey li leer ba leer mooy jàmbaar moo mënoon. pour faire beaucoup mieux.
buñ ca jógee rek ñu waxtaanee 8e de finale mondial U20 Sénégal Nigéria tey jile la ñu war a jàkkaarloo. waaw Lions yi di war a football seen 8e de finale nag ñoom nag ci fàttali ñoom ñoo nekk premier ci groupe A bi donc et puis Flying Eagles yi mooy Nigéria U20 yi ñoom ñoo nekk troisième meilleure équipe classée ci seen poule kon nag pour Youssouf Dabo l'importance mooy mu gagné fi mu toll nii pour mën a gën a avancer ci compétition bi Lions yi nag ci fàttali seen match mu ngi war a tàmbali 16h30 loolu Serigne Saliou mooy jeexal li nga xam ne mooy xibaaru tàggat yaram yi. cant ak ngërëm ñeel na la bu baax a baax di sa préra doon nu faram fàcceel xibaaru tàggat yaram yi ñu jàll ci pàcc bi nu jagleel aada ak cosaan. xibaaru caada yu wér te woo. dañ koy tàmbaleek Titi mi génne album bu bees. génne na album bu bees boo xamante ne mi ngi def lu tollook juróom-ñetti titre moom nag toog na diiru ñetti at nag génnewut album ba tax na rek muy daal di xam le ni yombut woon loolu ngir mu pare album bi ni mel ba tax na rek mi ngi xam le ni mi ngi waajal di tamit ay tournée internationale andi ceeg ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa Prince Art ñu teewlu ki nga xamante ni moom moo di leaderu Bari Bagaas. fi nekk dañu ñaan yàlla nag album bi génn suba vraiment mun ko jox fans yeeg ñëpp enjoy ko di wax ne seen rakk seen jigéen seen xarit génne na album ñëpp jàpp ci du dëgg déglu ko tamit gis liñ ci liggéey loolu lañ ci sabab moo waraloon tey daje bi tey. am na tournée internationale am na tournée régionale d'abord yoo xam ne dañ ko tàmbali à partir du 8 war nañu dem Rufisque war nañu dem Sams Prestige bu weesoo le 9 bi ñu war dem Saraba aussi le 16 bi ñu dem Grand Théâtre teg nañu tournée régionale dañoo bàyyi ba nga xam ne koor gi jeex na ba nga xam ne daal di su du benn fan ñu doog a génne album bi parce que ci benn fan bi dañu gis ne ñëpp ñi ngi renouveler waat seen activité ñi ngi ku ci nekk yaa ngi fësalaat sa liggéey ku ci nekk yaa ngi delluwaat ci liggéey bi nga nekkoon moo tax ñu ne pourquoi pas kon duñ ko génne ci fin Ramadan. mu nekkoon kàddu yi Titi mi génne kon album bu bees dañuy wëyal wax ci beneen livre boo xam ne tamit bu bees la ñu duppee une vie des combats. wàllum littérature livre boobule rek Amidou Anne nag moo ko daal di def ngir daal di dellusiwaat rek ci jaar-jaaru kii di Amadou Mokhtar Mbow dellusiwaat rek ci jaar-jaaram ci wàllum enseignant waaye itam ci gouvernement bi teg ca itamit foofule ca UNESCO nanu teewlu ki nga xamante ne moom moo di Amadou Anne. J'essaie de faire une biographie. dama rek jéem a def biographie bu am sutura dama jël benn pàcc ci dundam digganteem ak Sénégal lecteurs yi nag ñoom ñooy jugé ndax liggéey bi baax na am déet ma def liggéey bi tamit ngir fàttali jeunes yi fàttali ndaw tey yi ne am nit yu mel ni yoo xam ne ak seen liggéey dañu wane Sénégal yëkkati ko fépp ci àdduna bi donte sax réew mi amul woon jamono yooyu ay richesse waaye teewul ñoom ak seen taxawaay ràññee nañu Sénégal fépp ci àdduna bi. Partout en Afrique et dans le monde. mu nekkoon kàddu yi bindkat bi la di Amidou Anne di sa préra moo faram fàcce ay kàddoom ci kàllaamay wolof dañuy woyal wax ci beneen ouvrage bu bees booy lañ ba itam dund ki la di Abdoulaye Abbas Ahmed Tidiane yi. moom nag lañ ci doon wax ca livre boobu léegi ko daal di bind rek moom moo di guide religieux bi la di Cheikh Alassane Sène mu nekk nag benn publication boo xamante ni génne nañu ko ci internet bi ca guddi pa Laylatul Xadar ba tey nag kii di Cheikh Alassane Sène mi ngi ci micro wu di sa préra. maa ngi bind téere bi ma jagleel ko Aboul Abbas Ahmad Tijani yann yàlla yokk leer ci moom taas ñu ci barke maamam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam bind bi mi ngi ma dikkalee ci benn avion lu toll ci fukki waxtu roppalaan bi di naaw jëm Makka ma am inspiration ci kàttanu yàlla bind téere bi jagleel ko ki nga xamante ne ñëpp méngoo nañu d'accord ne mooy le sceau de la sainteté wéeru nag ci maamam bu tedd bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne àdduna tamit wërngal képp wax nañu ne mooy le sceau de la prophétie moom sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi mën a jot nag ci téere bi xanaa ku dem ci internet ndax defuñu ko ci kayit par téléchargement lañ ko def te gratuitement lañ ko def ndax dañu bëggoon nit ñi daal di jàng li nga xamante ne mooy mbégte mi am ci ñun yàlla dimbali ñu ba ñu mun ko bind wesaare ko ci àdduna. mi ngi noonu kon nekkoon kàddu yi Cheikh Alassane Sène génne téere bu yees bu mu duppee kon Abdoulaye Abbas Ahmed Tidiane yi Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. tey mu mel ni kon ki la di Simon Kouka la ñuy dalal. moom la ñuy dalal nag daal dinay dellusiwaat ci li nga xamante ne rek moom moo di sujet bu bëri benn waxtaan gu yaatu nag la daal di sekk ki nga xamante ne moom moo di Ndeye Mati Dia.
salaamaaleykum Simon. waaleykum salaam. tey yaay suñu invité ci Midi Culture nga nekk artiste rappeur suñu première question mooy fan nga commencé ci wàllu rap. alors déjà di leen remercier ci dalal bi ñu ngi commencé ay 96 97 ñu ngi woon Gueule Tapée Médina donc on a commencé sama nekk foofu noonu à la Médina di copier ay Positive Black Soul Daara J P Froiss donc ci ñooñu lañ doon jaaraat seen ay textes ba virus bi jàpp ñu commencé def ay recherches commencé poser ay questions di lire jamono yooyu ay livres comme ay Radical ay Groove di découvrir un peu hip hop bi fan la cosaanoo nan la def ba imposé wu ba tey ñun ñu jot ci doon lire ay traductions au Public Enemy ay The Roots ay Talib Kweli looloo ñu dugal ci rap bi ba ñu commencé bind tamit di bind par rapport ak suñu askan par rapport ak méttitu askan wi ak loo xam ne tamit nit du ko ñemee wax ci kaw ñu ko doon def ci ay textes de rap di ko vulgariser. gis nañ la parfois da ngay def rap engagé di dénoncer méttitu askan wi lan moo la dugal ci genre style boobu noonu. waaw déjà textes yu ñu doon déglu au début ay Positive Black Soul le bourreau est noir du dëgg du yoon ceci n'est pas normal P Froiss ay Rapadio dañ doon déglu ñu doon dénoncer lu bëri et effectivement on vivait dans des quartiers yoo xam ne y avait beaucoup de choses à dire ci wàllum boobu que ça soit agression que ça soit politique yi nga xam ne duñu faale askan wi que ça soit yenn ñaawteef yi ngay gis di jéem a conseiller ndaw ñi par rapport ak bañ a jël yenn direction yi waaw di joxe sa xalaat quoi loolu moo ñu dugal ci engagement ba bés bi ñuy def Béala l'étudiant Balla Gaye qui était tombé en 2001 loolu moo ñu may peut-être benn certaine notoriété ba ñu continuer di xuus ci engagement bi di wax ci politique di wax ci social. gis nañ la aussi temps yi nga intégré ci sa rap instrument culturel ba ci sa côté accoutrement lan moo la dugal ci loolu. temps yi xam nga dama jege culture Casa 16 bi di def ay recherche ci rythmique parce que daf ma mës a intéressé Sénégal mbalax rek nekku fi fam yeneen xeetu musique di rencontrer ay nit di waxtaan di tukki lu bëri tamit di gis ne tey ñoom leen gën a impressionné wala intéressé ci yow mooy cet aspect roots cet aspect culturel cet aspect cosaan ma ne bis ni ki tey dama ko yéex a fësal mais il est jamais trop tard et dama nekk ci benn projet tamit qui s'appelle les leçons rappées qui vont parler de la constitution de Thierno Souleymane Baal de la charte du Mandé Kouroukan Fouga di def ay recherche ci le royaume du Waalo que def ay textes sur Ndaté Yàlla Mbodj loolu laa bëgg a vulgariser xamal tamit Occident sur le plan international que l'Afrique avait déjà une civilisation. Simon Midi Culture ñoo ngi lay jaajëfal. di leen remercier encore ci invitation. cant ak ngërëm ñeel na la bu baax a baax Ndeye Maty Dieng doon dalal kon ganu Midi Culture di artiste rappeur bi la di Simon Kouka ñu jeexale kon jotaay bi ak wàllu musique. wàllu musique rek la ñu koy tëjee bi la yoon rek woy bi ñu leen jagleel moom moo di Hello bu Youssou Ndour ñu jëlee ko rek ci albumam bu bees bi la di History mu daal di ci ànd ak ki nga xamante ne moom moo di Mohom bi fi mu nekk nii la rek clip bi tamit daal di nay disponible ñu bàyyi leen ngeen teewlu wéy wi. résidence Mamour lu ca mën a tukkee dinañ ci dellu si waat ci sunu yeneen jotaay xibaar yamoo itam ak la nu cërale woon ci waxtu jeex di la jaajëfal bu baax a baax Kati Ndiaye. maa ngi lay jaajëfal bu baax Serigne Saliou Seck di jaajëfal mbokk auditeurs yeeg internautes yi ñu doon suivre di leen jox dig daje suba incha allah ci Midi Culture.